weji gis bokku ci gis ngeen déjà pont bi nu mu daggee kooku ñëpp a ko teg bët te fii fi mu ne nii pont bu dagg bii nii fi mu ne nii nawet bu ñu jëm ni fu ñu jëm fii yoon bi rek lañ fi am yoon bi rek lañ fi am voie bi rek lañ fi am tey fii boo xoolee zone bi zone bu am solo la ci réew mi lépp a fiy jógee boo xoolee nga ñëw ci napp bi fruits de mer yi bu nawet dara du mun a génn yaa ngi dëgg commerçant yaa ngi fi di liggéey dara du mun a dem ñi am soxla fii dafa bëri de même que même ñoom ñu ne fële ñooñu war na jàppale tey parce que lan luñ soxla yëpp fi lañ koy lijjantee fii mooy mun naa ne ci boo nee commune Ndiassane Ndiafate fii mooy numéro 1 ci biir commune bi ndax lépp li dugg ci koom-koom mooy xol bi c'est le noyau foog nit ñi xam ko léegi ci biir loolu li ñuy def nii tey mooy luñ dama naan dañuy door ñu ngi interpellé président de la république nag mu dégg ñu mu ñàkk ñu dégg mais na ci jàpp liñ ci mën a wax mooy man du ma guddal wax bi lii dafa mënut a dem mu sori nit ñu jàppalee loolu lañ ci bëgg na wax ak jawriñ ki yor wala yoon bi ñu jàppalee ñu parce que lii mënut a dem fii lu fiy génn chaque jour dem Kaolack kenn xamul lu mu toll. beneen point bi boo ñëwee wàllu courant bi nga dugg ci fii y a 17 villages lañ la wax mais plus je dis une trentaine de villages et quelques li électrifié wu ci benn dëkk ñu fi électrifié bu ne ay 3-4 villages la te loolu dafa jaadu te dañ ne électrification rurale lañ génne budget bi génn na depuis loolu dara xewut boo xoolee Salin biñ naan chaque année 5 villages la ñuy kii ak yooyu ñii ñoo gën a dee tool yi jeex nañ. y a plus de 100 tool yi jeex nañ boo xoolee mbokku béykat yi fu mu ne nii forêt baa ngi ne dégradé na même juri fu ñu lekk amatu ñax amatu dara amatu léegi ça continue jusqu'à quand loolu kañ lay continuer buñ topp dañuy not ba kañ parce que ñoom xam nañ li ne fii xam nañ li ne fii léegi boo jógee ci loolu tam nga ñëwaat encore ci maternité bi poste de santé baa ngi nii soxla nañ ambulance médicalisée de 1 ambulance bi soxla nañ ko maternité bi soxla nañ une matrone yaa ngi dëgg yooyu yëpp dañ ko soxla parce que on est dans le besoin fii dafa di loo xam ne fi mu ne nii dañuy bàyyi lépp ginnaaw te fii dañ ko dafa enclavé te boo xoolee fi mu ne ñun soxla nañ yoon de là à Gaga Chérif c'est le boucle de Kër Wali à Gaga Chérif tey bu amoon le boucle de Kër Wali à Gaga Chérif bu amoon kenn du jaar wëri le grand tournée yaa ngi dem kaw wala yaa ngi def leen fu ñu fi la ñëpp fii lañ jol te sonn nañ lycée bi dañ ko soxla dañ la ne fii y a 4 écoles élémentaires moi je dis plus parce que zone yëpp benn lañ je dis plus parce que ñun ñooy demal ñooy defante lépp yaa ngi dëgg kon soxla nañ lycée soxla nañ lycée soxla nañ notre propre commune bu mu neen am si décentralisation bi soxla nañ ko ñun ñooy benn suñ propre commune bëgg nañ ko parce que y a Waadé et la zone Kamataan ñun ñoo bokk 30 et quelques villages la loolu dañ koy yittewoo président boo ñu déggee ci loolu jàpp na ñun ñooy benn ñu am suñ propre commune mun a am ci li ñuy di jot mun a am suñu lépp à part ñu ngi doon wax léegi affaire yoon mais forage bi dafa foog ñu wax ci forage bu mu ndaane dafa judoowul ak bakkan buñ la ne judoowul ak bakkan mooy gas forage ba mu toll fii kenn musta ñam ndox bi dara kii wut te ñëpp soxla ndox on a besoin de l'eau potable amul moteur amul dara yaa ngi dégg yéen gis ngeen forage bi dara doxu fa soxla nañ ndox mu neex soxla nañ ndox moteur sa amu fa te population bu toll nii presque lu ma la mën a wax mooy lu toll ñeenti junni nit ak dara ñu yeew ci benn bër amul ndox loolu du yoon. dañ ko xeex ay at pour am ko ñu ngi ko defar 2016 2017 mu nekk ci 4 ans d'existence ngeen gis ni mu mel est-ce que qualité am na ci liggéey boobu noonu yaakaar naa ne qualité amul ci liggéey boobu ñuy lancer appel président de la république mu xam ne ñun ci askan wi lañ bokk bi muy ut nguur ñëw na ci zone bi dem na bokk dëkk bu ñuy wax Kër Socé Kumba promettroon ñu yoon bi may ñu ko waaye manque de gestion et de contrôle moo tax tey lii xew nii ñu koy laaj nag ñuy ñaan nag su laajee audit ñu audité ñi nga xamante ni ne ñoo géré woon yoon bi lii nag ndekk na loo xamante ni ne mënatul a xaar parce que yéen journalistes yi weddi gis bokku ci seen oto yi mënul jàll gis ngeen fa ngeen gaari ci àll ba fële donc fii bu tawee waxuma la bu tawee sax bu tawul mënatuñ jàll parce que si toutefois il y a une marée haute rek kenn mënatoo jàll te fii benn poste de santé moo fi nekk keroog am na malade boo xamante ni ne dañ ko ICP bi moo ko dugal si otoom bu ndaw fexe négocier jàll jotali ko ambulance bi mu yóbbu ko bakkanam xejoon na fi kon donc li ñuy xeexuñ pour affaire de politique xeexuñ pour leneen dañoo bokk ci réew mi di voter am électorat bu am doole donc dañu war a jox suñu droit leneen li nga xamante ni ne mu ngi ci mooy wàllu xorom gi tey jii nii ñun ñi mujj a juddu fii sax soo demee ci yenn tool yi ñu doon béy xorom bi nangu na ko yëpp te fii soo jëlee population bi 90% yëpp mbéy lañ yaakaar ak sàmm soo amul foo béy juree amuñ fu ñu lekk fan la ñu jëm leneen li nga xam ne moo ci tegu mooy courant boo jëlee commune Ndiafate ñu ngi ko dagg en 7 zones Waladekh est la zone numéro 1 de par sa démographie de par sa population de par son électorat ñu jël courant bi yóbbu ko ci 6 zones yi yëpp ba mu des Waladekh fan lañ ko teg ndax ñun dañoo bokkul ci réew mi ñuy woo président
ñuy woo président de la république di ko xamal ne ñun mérité nañ plus de ça. Ça dépasse la compétence de la mairie. On interpelle le président de la république ñëwal defaral ñu yoon bi balaa ngaa ñëw jaale si ñu parce que boo ko defulee di nga ñëw jaale si ñu loolu man maa leen ko wax y aura des morts. incha allah wax nañ ko nag buñ sañoon bu am nu mu gën a gaawee bu amul prochainement man je prends acte dinañ dem baare route nationale bi kër Waly nañ taxaw tëj lépp bu soobee yàlla te loolu dañ koy def.